Leewtoo Production présente le choc des gladiateurs. Tapha Tine, Boy Niang numéro 2, le 8 août à l'arène nationale. Tapha Tine jóge Bawol, waa Bawol yëpp topp ko. Boy Niang numéro 2, waa Pikine ne ko suñu doom nga duñ la bàyyi nga wéet. Ndam li Pikine la jëm wala Bawol, loolu la amateur yëpp di laaj. Tapha Tine, Boy Niang numéro 2, lamb du ko dàq. Mën nga seetaan lamb ji ci pay-per-view www.lambdiaspora.com. Mbokki Sénégal, rendez-vous le 8 août à l'arène nationale. jaajëf Moustapha ñu ngi lay ziar da la nuyu nga jëm ci bis bu mag le 8 août sa diggante ak Boy Niang le fils de Dégol fan nga toll ci waajtaay. waaw Mbaye Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu seen équipe bi yëpp waaw di wax ne comme ñu ngi ci préparation yi actuellement waaw ci lañ nekk comme li may wax rek mooy suñu bureau bu ñu xëyee dañ ciy nekk maa ngi ci nekk tey ak coach Mohamed xam nga ñu may préparé di gërëm waa salle bi yëpp di gërëm madame Kébé aussi ñi entraîné woon ci salle bi muy góor muy jigéen ñëpp maa ngi leen di nuyu au travers de Mohamed ak papa Malick ak Titi Talla Ndour Iba Seck waaw maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di wax ne ñu ngi ci liggéey bi quoi aussi di gërëm suma Assane Thioune ak papa Elas nga xam ne toujours ensemble ñu ngi ci côté Tapha Tine ñu ngi nii toog ma leen di remercier ñoom ñëpp di remercier xam nga suma écrit Bawol mbooloo di nuyu Bawol yëpp xam nga di nuyu fans club Tapha Tine yëpp di nuyu aussi monde lama di nuyu Sénégal yëpp ñi ci biir ak ñi ci biti di nuyu kilifa diine yi di nuyu sëñ Muntaxal Amin yàlla na fi yàgg te wér ak bépp xalif bépp këru kilifa diine maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokki chrétiens yi aussi waa église bi yëpp maa ngi leen di nuyu di bëggee ñëpp daal di siyaar ñëpp aussi waaw. Moustapha nga am bis bu mag war a dajee ak champion bu mag muy Boy Niang bis bi lan la jaral. waaw bés bi li mu jaral Tapha Tine bëri na parce que Tapha xam na lan mooy combat xam na ni ñuy paree combat te loolu laa nekk nii bon làmb la nag dañ koy préparer comme ni ñuy paree combat yëpp man Tapha Tine personnellement xam naa lu mu ma jaral te incha allahu rabbi dinaa ko def bu suuru làmb ja an ceeg waa Bawol yëpp te combat bi dafa am lu mu jaral waa Bawol. lu mu jaral waa Bawol xam naa loolu. lan la mooy ma indil leen ndam li incha allahu rabbi te loolu dinaa ko def incha allah bu neexee yàlla. ñu bëri na combat bi risque la ci Tapha Tine fi mu jógee fi mu bëgg a dem ak ki muy daje looy wax. non benn combat mënul def risque ci Tapha Tine loolu moom mënul nekk quoi parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom ñi fi sut ëpp fi gën cee rëy Tapha Tine moo leen gagné quoi kon Boy Niang du risque ci man quoi adversaire la nag comme adversaire yëpp ku ma respecté la ku ma jox cër la te dinaa ko jox cër bu am li ma bëgg ci moom incha allah. foo teg combat bi. fi ma ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg lamb ju rëy la Pape Thialis moo koy nuyu en passage lamb ju rëy la tege mën naa ne mooy lamb ji dàq ci saison bi. combat bi mooy dàq ci saison bi. bien sûr. lu tax nga wax. non boo gisee ni mu débuté fi mu commencé ak fi mu yegg si nii xam nga mooy combat bi dàq ci saison ren bi nañ ñaan yàlla ñun ñëpp mu jàll ci jàmm ak salaam xam nga bañ a am benn xiiroo ŋaayoo et tout ñun ñëpp ñu am jàmm mbër yi am jàmm seetaankat yi am jàmm promoteur bi am jàmm xam nga dëkk bi am jàmm xam nga ñu dem incha allahu rabbi arène nationale ma gagné ko ci jàmm ak salaam loolu laay ñaan yàlla waaye. mu yor ci nu fondem ne sa koppa ngi ci biir ci nu fondem. non ay fondé yooyu man intéressé wu ma quoi loolu moom anyway beneen level la quoi loolu du ma ci sori quoi franchement. nga dencal ko Sakandé. waaw Sakandé aussi suma mbir la suma slogan la xam nga waaw sumay terme la quoi. lan mooy Sakandé exactement. non loolu afta ngeen ci xam dara incha allah afta combat quoi. mais avant combat bi moo ñoo xam. non du ma ci leeralal dara ku xam cosaan nag xam lan dëkk ba bu la neexee mën nga def say démarche pour xam lan la mais actuellement after combat incha allah laa koy leeral. nga koy fekki arène nationale buntu këram. waaw foofu moom arène nationale moom tout le temps la ma ciy wax rek amul benn mbër bu fa ëppalee sa morom virgule. mais moo la ëppale Pikine.
non d'accorduma. lu tax. may nuyu aussi suma fans club yi nekk Pikine yëpp di nuyu mbokki Bawol yi fa nekk yëpp wax dëgg yàlla ak ñama fa am ay soppe te ñu dëkk biir Pikine te dëkkuñu Bawol nga xam ne bon saa bu Tapha Tine xewlee fu mu mën xewle dañu mee bu ñëw xam nañ seen bopp bu baax a baax kon man foofu dama fa am wàll dama fa am part bu yaatoo yaatu waaw loolu moom leer na te balaa ngeen ci xam dara bés ba jot incha allah. moo waxtaan ak moom mu ne ma Mbaye Babacar ma ne ko naam mu ne ma Tapha bu ñu jàkkaarloo ko arbitre soufflé wàcce loxoom génn sama diggante ak moom li muy bëgg xeex yëpp maa ko gën a bëgg xeex fu mu jaar xeex ak man. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi loolu moom du ma ci basinu 100% làmb la nag bëre dóor la comme bëre dóor moom xam nga comme coup yi moo koy ubbi des fois bëre bi doog a ñëw anyway loolu moom Tapha du ci sori quoi Tapha Tine moom yaakaar naa Sénégal yëpp a xam kan mooy Tapha Tine. yow pare nga xeex. non dinaa xeex wala du mu xeex kooku ci loxo suñu borom la nekk na ñaan yàlla arbitre soufflé jóg suñu diggante quoi. mais gis na ngay liggéey di liggéey boxe. non bien sûr xam nga combat boo koy pare da ngay pare lépp préparation combat dafa am li ngay waajal exemple tey boo doon dem guerre comment dirais bal yëpp ngay yóbbu quoi loolu moo ci nekk du question ne da ngay wone li nga nar a fighting non dañ koy teg à côté ba takka joj yi jajo ji yoon nga tàkk ñoo taxaw. arbitre soufflé génn seen diggante muy dam yi façon dam yee boobu muy def da ngay topp ci kawam wala da nga koy xaar. non loolu lépp mënuma ci sori quoi en tout cas combat la Tapha Tine xam na ni ñuy pare combat xam nga bés bu ne am naa ko fi champion bu ne daje naa ak moom loolu moom nekkul problème pour Tapha Tine suuru combat arbitre soufflé Tapha Tine ni muy def moom c'est des détails quoi Tapha Tine xam na loolu ba pare. c'est des détails mais tamit dafa bokk ci li nga xamante ne bii moom mooy li amateur yi di xaar ci yow. waaw mais xam na ne ngay bëree moom tamit ku nekk xam na ne muy bëri. dëgg la xam nga làmb question de dam yi la quoi yaa ngi koy wax nga ne doo ko topp ci ni muy def wala ne man bu boobaa xam naa nu mooy tojj sama bopp jinax loolu ñu ngi koy préparer ak staff bi yëpp ñu ngi ciy xelal quoi ni ñuy def man tam dama yor sama xelu bopp aussi. coach yi mën nañ la teg ci yoon ne la defal lii nga dem mu bañ lam ji bañ a laaj loolu yow bu boobaa yaa ngi sa xel après yow yaay xool ne leen noo ko gérer quoi. nit ku taxaw rek Tapha Tine ñëw daan la kooku du problème nit ku taxaw nii. ñu ne Tapha Tine demal nga teral kee. loolu du problème ci Tapha Tine. kon yow fu toll nii jàng ngeen ngay daane Boy Niang ba pare. non ak yeneen sax li ñuy nekk ay professionnel la ci léegi quoi yàgg nañ ci franchement wax dëgg yàlla ku mbapat bëri ay kase yi 80 000 ay kase yi 40 000 xam nga. dem ba yàlla ubbil la nga dem ba ci champion yu mag a mag yi vraiment boo gisee kenn nit ku taxaw xamoo nan ngay def ban prise nga koy daane rek bu yóbboo nga arte quoi. franchement tey soo amoon loo koy yóbbante lan la. non wax dëgg yàlla aw ma dara lu ma koy yóbbante quoi lu di ko ñaanal jàmm ak salaam rek suuru lam ja mu teel a ñëw incha allah ñu daan ko ci jàmm ak salaam mu dem ñibbi ci jàmm ak salaam quoi loolu laa am lu ma koy wax. mais moom nee na combat bi suuraale wu ci defet benn yoon. waaw mais c'est normal booy dem géer moom doo. ñaan yàlla ñu gàññe la àdduna moo tëdde noonu mais man yàlla damay ñaan yàlla suñu borom yàlla na ma may ndam si kawam te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man li may liggéey. li ngay liggéey bu bâtiment taxawoon sa kanam. bu ma ko nee puusal dafa war a puus. loolu nga yëg ci sa bopp. way ñu gis yéen ñaar foo leen dajee day metti daje ngeen Joal mu metti daje ngeen cosaan mu metti. loolu moom bëggatuma cee ñëw sax di ci wax parce que wax naa ci démb barki dem bëggatuma cee ñëw quoi nit ku ne yaa war a xool sa bopp xool sa comportement xool ni nga mel ci doomu aadama yi xam nga bañ di def yenn erreur yi nit ñi di la dugal ci erreur après boo defee erreur boo xam nga ñu sanctionné la fii bëri na ay mbër yu ñu fi sanctionné man dama ci sonn après ak ñeneen mbër yi def ay coalition pour ñu dindi sanction yi ci ñoom bari na fi moom Boy Niang ci boppam xam na bu baax li may wax sanction nañu ko fi pendant 2 ans ñun mbër yëpp a ci sonn kon buy ñëwati na ñëw naturel ñu def li ñuy def xam nga comme nit ñi dañuy suivre xale yi dañuy suivre sponsor yi di ñu suivre te sponsor bëggul affaire violence comprendre nga doo sol marque jàmbur ba pare xam nga di def yenn yi wala ngay tax deret et tout loolu amul kenn ku ko bëgg donc man affaire u kere bi bu ma sañoon damay ñëw toog joxe sama présent jàllal sama message xam nga mu doon message bu am solo Sénégal yëpp dégg ko mais heureusement loolu amu fa ku ne xam na affaire yi ni mu demee suur boobu
mais ginnaaw jàll na ci jàmm xam nga sant yàlla quoi beneen noonu après ñun ñëpp ñu organiser wu muy man muy Boy Niang muy promoteur bi xam nga ñu uti sécurité bu doy après ñu def ko discrètement ku ne dem sa yoon waaw. yéen ñaari arbitre soufflé ku ci nekk daw sëq sa ngem bu morom Boy Niang yootu nga yootu. waaw bu boobaa dañuy wëri bëre rek incha allah loolaa fa ses. wëri bëre. waay. ku ëpp bëre. non man Sénégal moom du mën nangu kenn dàq ma fi bëre quoi franchement. ku ëpp xeex ñëpp a mën a bëre nag ñëpp a mën a xeex ñëpp laa nangul seen mën a bëre ñëpp laa nangul seen mën a xeex mais man Tapha Tine xëy na nit ñi ku ne di nga commentaire Tapha Tine ne wala ne mais man li ma xamal sama bopp su may kale génne gu ma ko sax. Boy Niang nee na Tapha Tine mënta bëre xeex la yaakaar. merci jërëjëf looloo baax. très bien nee na xeex rek nga ci yaakaar te moo la dàq xeex sax la ma. waaw d'accord yooyu yëpp xam nga eggaguñu fa quoi loolu lépp guddal ay wax la lépp terrain ba la quoi te incha allahu rabbi. mais Boy Niang wax de. demain franc jour incha allah. Boy Niang wax de. non yow yaay wax tellement man. yow yaay ay waxam laa lay jot. non man yooyu wax franchement dégguma ko quoi xam nga dégguma yooyu quoi mais en tout cas demain lépp dina leer incha allah. demain lépp dina leer. ayca ba léegi ñu des ci le 8 août bi Pape Thialis tëgg événement ba nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar yéen ñaar ngeen bokk Bawol. waaw xam nga Bawol dafa yaatu Bawol moom xam nga dëkku Serigne Touba la waaw maanaam ku nekk sa loxoon ci biir noonu la demee mais man xam nga ñun ay doomi Bawol lañu dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax waaw di ko sant sëñ bi bu wér a wér xam li ñu defal bu baax loolu moom dafa leer. bu boobaa lamb ji day gën a neex rek waa Bawol yëpp ay mobiliser wu ñëw rek ànd ak waa Ndakaaru stade bi yëpp fees del promoteur bi gis ci boppam sponsor yi gis ci boppam loolu la ko am. lan nga dencal ak lu làmb le 8 août. lan nga dencal ak lu làmb le 8 août incha allah. waaw li ma dencal ak lu làmb suuru làmb ja képp ku fa rek Tapha Tine ma sigil la. looy wax Boy Niang directement. non Boy Niang li ma koy wax moom bëriwul. comme li ma waxoon rek frère la adversaire la dama ko respecté boo nañ joxante cër bu arbitre suuf la rek waaw yàlla may ma ndam si kawam loolu la am lu ma koy wax ah oui. ayca Moustapha looy wax supporters yi nan nga bëgg ñu ñëwee. waaw di woo waa Bawol ku xam waa Bawol xam leen ci discipline di ci woo waa Refane yëpp di ci woo sama mbokku séeréer yi yëpp ak sama fans club yëpp fukki paquet ak ñaar. nga xam ne pak bu mag bi mu ngi buntu Pikine ñoom ñëpp maa ngi leen ciy woo xam nga di nuyu aussi suma goro yi xam nga suma soxna xam nga di nuyu monde lamb yëpp di leen wax ne le 8 août incha allahu rabi nañ ko waaj xam nga ci jàmm ak salaam bés bi am jàmm lamb ji am jàmm suur boobu ku ne ñëw ci jàmm ak salaam ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam. loolu laay woote quoi incha allahu rabi. ñu gis dafa bëgg combat bi trop lu tax. waaw mais xam nga bés bu rëy dañ koy préparer te lamb ji dañ koo préparer pendant 2 ans maa ngi waaj combat bi dab si ma ci diggante bi ma jël ko def na 1 an presque maa ngi ci liggéey ak coach Mohamed ak ñi mu àndal loolu leer na waa salle bi ak Thioune ak Papa Thioune ñu ngi ciy liggéey bu wér a wér a wér. waaw loolu moom dafa leer quoi wax dëgg yàlla te mu jaral ñu aussi ah oui. xam nga combat bi fi mu la mën a yóbbu. waaw bu baax xam naa fu mu mën a yóbbu waaw. fan la mën a yóbbu. non xam nga Tapha Tine tey boo koy tudd tey ci champion yu mag yi nga koy tudd yàlla la nag yàlla moo ma fa bàyyi kon du lu ne xam ne dama koy ndamoo wala ma koy tiitaroo déedéet yàlla la dama liggéey ba yéeg foofu. yàlla bàyyi ma seen biir may jëflante ak ñoom comprendre nga kon luñ ci am rek dañ koy sant yàlla quoi noonu la demee. ñu gis nga bëri ak Bombardier nga dóor ko ba ñu nangu ko ci say loxo est-ce que mën nañoo xaar loolu sa diggante Boy Niang. non xam nga combat moom laa lay wax rek combat bu ne ak li mu laaj tey mën nga ñëw taxaw combat bi laaj na xeex da ngay xeex bu combat bi laajee bëre da ngay bëre xam nga. noonu la demee quoi exemple combat bu ne ak na nga koy pare bu laajee nga diis bu laajee nga oyof noonu la combat bi lu mu laaj. non loolu moom suma secret bopp la quoi franchement waaw suma secret bopp la xam nga buñ ci eggee après di ngeen xam quoi waaw.
salaamaaleykum mbokk yi le 8 la Tapha Tine Boy Niang arène nationale le 8 août incha allah rabbi dina tàng dina neex. ci lu baax lay doon lu am roxu bu set. maa la wax loolu. Amde Mustafa sokalu Bamba. Leewtoo Production présente le choc des gladiateurs. Tapha Tine Boy Niang numéro 2 le 8 août à l'arène nationale. Tapha Tine jóge Bawol waa Bawol yëpp topp ko. Boy Niang numéro 2 waa Pikine ne ko suñu doom nga duñ la bàyyi nga wéet. ndam li Pikine la jëm wala Bawol loolu la amateur yëpp di laaj. Tapha Tine Boy Niang numéro 2 lamb du ko dàq. mën nga seetaan lamb ji ci pay-per-view www.lambdiaspora.com. mbokki Sénégal rendez-vous le 8 août à l'arène nationale.